ci biir toogaay bi dañ cee gis loo xamante ni nii lu ñu jaaxal la muy teewaayu Beuz te loolu yëpp incha allah dinañ ko waxtaanee ci biir dinañ ko faram-fàccee ci biir waxtaan wi mbokk yi tey li war a ñu teew fii dafay lu rëy dafay information boo am solo boo xamante ne nii làmb ñëpp dañ ciy kontaan Sénégal dañ ciy kontaan parce que c'est pour une première ci saison bi lii waaja am du ma ko wax waaye information la boo xamante ne nii bu am solo concerné combat Modou Lo ak Ama Baldé mbokk yi tey li waral ñu teew fii xam ngeen ni jàkkaarloo waroon na am le 22 bi ñu weesu ci diggante Modou ak Ama waaye am na dogal yoo xamante ni nii jug na kilifa yi dogal ko mu waral jàkkaarloo boobu amul am na beneen bis bu mag boo xamante ni nii Luc Nicolaï & Co jàpp na ko ngir def ci jàkkaarloo Ama Baldé ak ki nga xamante ni nii mooy Modou Lo muy bis boo xamante ni nii yaakaar naa ne làmb dootu ko fàtte ndax képp kuy dund làmb yàqamti nga jàkkaarloo Ama ak Modou Lo li waral jàkkaarloo boobu di am mbokk yi dafa am leneen lu rëy mbokk yi tey bis bi ay surprise rek la bëgguma wax lépp waaye dinaa leen ciy junju dafa am ku mag ku nekk ci réew mi doon partenaire boo xamante ni nii dafa ñëw ànd ak Luc Nicolaï & Co parce que liggéey ak moom ci lu jëm ci at mi wala liggéey ak moom ci lu jëm ci combat Modou Lo ak Ama Baldé ñu partenaire bu mag boo xamante ni nii dinañ ko dévoiler ci bisu jàkkaarloo Modou ak Ama te jàkkaarloo boobu mi ngi am le 5 février la ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar ci EDK bu Yeba EDK bi nekk ci kaw autoroute à péage bi li nga xamante ne nii war na cee amit loolu yëpp mbokk yi mi ngi ci biir waxtaan wi Luc Nicolaï dina ko jël jox ko ñi nga xamante ni ñooy askanu Sénégal waaye mbokk yi bis boobu yaakaar naa ni bis la boo xamante ni nii ku ci nekk li la ci war ci ñaari mbër yi dinañ la ko wax fii ku ci nekk ni nga war a ñëwee ci ñaari mbër yi dinañ la ko wax fii waaye presse sénégalaise Luc Nicolaï & Co amuñu fayam ñun presse bi déedéet amuñu fayu Luc Nicolaï li tax amuñu fayam Luc Nicolaï à chaque fois bu organisé bàyyi na xel presse bi ba tax na bis boobu nga xamante ni mooy bisu la 5 Luc Nicolaï daf ci jël dispositif yu am solo pour la presse sénégalaise yëpp mettre na à notre disposition des cars mettre na à notre disposition 5 bus yoo xamante ni dinañu ñëw jël suñu yóbbu ñu indiwaat ñu loolu nag dama bëgg ñun ñëpp ñu tàcc ko caméraman yi bàyyi leen bi kala tàcc leen bi voilà noonu la defoon ñeniñ te du kuleen ci moom mbokk yi Ibrahima Faye Beuz mi ngi fi toog lu waral mu toog fii parce que Luc Nicolaï & Co liggéeyul woon ak Beuz ci saison bi dañ ko gisoon ak beneen structure te ñun làmb njaboot lañu ñun làmb famille lañu ku dugg ci làmb ñëwuloo ci làmb ngir yokku làmb ñun waa làmb ñooy àndaat bàyyi la nga dem du ñu ànd ak yow parce que làmb njaboot la goo xamante ne nii ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi te Ibrahima Faye Beuz moom ak Luc Nicolaï ñoo njëkk a boole seen ay doole offrir sénégalais yi lii di pay-per-view bu ñu boolee seen ay doole offrir ñu lii di pay-per-view mi ngi nekkoon ci combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux combat bi mi ngi amoon fi nga xamante ne mooy stade de l'Amitié stade buy compté 60 000 places keroog bu ñu juumul y avait plus de 55 000 personnes yu ñëw seetaan si combat boobu te pay-per-view la woon moo gën a tax mu pousse nit ñi ñu ñëw seetaan si combat boobu kon Luc Nicolaï ak Ibrahima Faye Beuz amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag li waral seen lonkoo waat wala li waral seen àndaat loolu yëpp dañ koy waxtaanee mu waral muy point de presse bi nga xamante ne Luc Nicolaï da koo wootee ñu gis ci wetam ki nga xamante ne mooy Willy le futur ki nga xamante ni nii yaakaar naa ne bu toogee tey jii ci wetu waajuram loolu wareef la Ibrahima Faye Beuz mi ngi ci wet gi toog loolu yëpp dañ koy waxtaanee Luc Nicolaï la ñuy bàyyi mu tijji waxtaan wi mu nuyoo askanu Sénégal nuyoo presse sénégalaise waaye tamit ñu tàmbali li nga xamante ne ni mooy liggéey bi Luc Nicolaï bismillah. jërëjëf Modou Mbaye jërëjëf Modou Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di nuyu assistance bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp mënuma nag commencé wax ci wax ji te santuma sama sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallelu
waaw di sant njabootu sëñ Touba bi yëpp di sant waa Tivaouane Ndiassane communauté musulmane bi yëpp ak catholique bi di sant vraiment fépp fu nit waay nekk daal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. waaw Modou je pense que li nga wax am na solo torop déjà man fi may commencé mooy wax nga ne Wily comme ni nga wax toogaayam fii am na fi solo torop parce que booy seet man léegi comme ni ma leen waxoon ci yoon bële consultant laa rek ci làmb parce que booy seet làmb ji moom moo ko tëgg ak structure am bu tudd Nicolay Business donc dama leen di gunge rek ndax làmb ji mënatuma ci continuer ndax am naa yeneen activité yoo xamante ne maa ngi nag toujours ci làmb mais damay toog seen wet di leen gunge à chaque fois buy manifestation di am ma teew joxe suma expertise joxe yëpp loolu nag benn la ñaareel ba mooy ci mbirum li nga wax léegi dafa am benn mbébét bu ñu amoon di ci waxtaan keroog ndax combat Ama Baldé ak Modou Lo day combat boo xamante ne ñun suñu sago mooy askan bi yëpp seetaan ko te du am benn jafe-jafe ndax daf bare na ñoo xamante ne nekkuñu fi nga xamante ne mën nañu am jumtuwaay yu xarale yoo xamante ne dina leen permettre ñu dugg seetaan làmb ji li ma ci waxtaan ak partenaire boobu itam moom itam mu jël les moyens qu'il faut ne ma man sénégalais la def naa sumay preuve fii biir Sénégal donc dinaa ñëw gunge la combat boobu du nekk pay-per-view fii Sénégal combat bi direct la Sénégal waaw ci télévision yëpp direct la voilà muy ay ITV ay 2S télévision yëpp daal dinañu waaw liggéey ak ñoom seen TV ñëpp mun cee jot wal fajiri ak ñëpp waaw dàquju daal benn télé dinañu liggéey ndax askan bi yëpp liggéey ci télévision yi gis ci seen bopp askan bi gis ci seen bopp loolu premier point la deuxième point damay ñëw ci presse bi ndax am na wax bu ñu waxoon fii keroog ma ne dama bëgg ñu ànd ñu liggéey d'ailleurs man loolu sax moo gën a ma soxal ba ma ñëw toog fii ak yéen tey parce que dama bëgguma combat bi ñu dem ba ci biir ñu naan jox ma accréditation jox ma lii déedéet bëgguma loolu dama bëgg ñu waxtaan léegi ma jox leen dinaa leen jox adresse mail boo xamante ne bu ma paree fii da ngeen koy jël bu ko defee ngeen rapproché wu foofu ñu wax leen ne combat bi nii lañ ciy liggéeyee ak nii ba nga xamante ne jour ba ku ci ne di nga def sa liggéey nu mu waree doo am benn xaar ma yàlla ak structure Luc Nicolaï & Co parce que yéen ni ma leen soxlaa noonu ngeen ma soxlaa donc mbir mi soxlante la c'est pas rek non dama yor événement bu mag non presse bi dama leen di dàq déedéet du ma def loolu waaw ànd leen ñëw ñu liggéey sérieusement toog ku ci ne xam fa nga war a yem ak la la war loolu ngeen rapproché woo ci Modou Ama 13 mars @gmail.com kooku déjà pour le 5 bi ñëpp nañu bindu foofu comme ça ku ci ne lañ la war a jox parce que dinañ la jox mbandarga boo xam ne mooy wane ne boo ñëwee gendarmerie mun la bàyyi nga dugg donc loolu foofu lañ la koy joxee dinañu bare mun nañ ko distribuer sax mun nañ leen fekk fu ngeen ne jox leen ko pour éviter leen déplacement voilà loolu je tenais à vous le dire voilà ñetteel ba mooy face à face bi war a am le 5 mars le 5 février pardon fële ci EDK Yeba ci autoroute péage bi disposition yi war yëpp jël nañ ko ci événement boobu ci wàllu sécurité ci wàllu organisation ci wàll yëpp bàyyiwuñu dara ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey donc tey mbër bu ci ne juróomi nit ngay àndal ak yow muy 6 personnes mbër bu ci ne aussi ñun ñoo lay jëlee fi nga ne ànd ak sécurité bu doy ñu yóbbu la ba ci fi nga war a defee sa signature de contrat presse bi comme ni ko Modou Mbaye waxee loolu jarul ma ciy dellu siwaat wax na ko ba pare donc matuwaay yi war yépp pour face à face bi jaar yoon mu doon feet te Modou Lo bi ma waxtaanee ak moom Ama Baldé bi ma waxtaanee ak moom ak seen staff tey ci suba la ñu mujj def réunion ñoom seen bopp sax nee nañu bu leen neexee Ama dem jëli Modou ñu ànd ñëw parce que ils sont conscients que les enjeux sont très forts dans ce combat et lamb soxlawul fu mu toll nii loo xamante ne daf koy yàq déjà liñ ñuy fustiger doy na sëkk donc du ñu may nit ñi fañ ñu waxee wax joo xamante ne dañ ñuy jàpp
donc daal loolu je tenais à donner cette information du ma guddal nag parce que comme ni le 5 bi la ñu le 5 février la ñu bëgg a wax dëgg yàlla bu ci yàlla àndee ñu teg plan d'action boo xamante ne foofaa dinañ ko jox ay plaquettes yoo xam ne journaliste bu ne dinañ la ko jox wan la ne manifestation tel fekk na yéen rapproché ngeen fii xam ngeen nu ñu war a liggéeyee xam ngeen fu ñu war a jaar comme ça liggéey bi jaar ci yoon ñu liggéey main dans la main def événement bu mag ku ci ne gis ci sa bopp la nga war a am nga am ko ci waaw wasalaam. macha allah muy lu am solo waaye junj nañ tamit ci tàmbali bi sa diggante ak structure bi nga doon liggéeyal xam nga tey bu fekkente ne yow yaa ciy wax wala Wily moo ciy wax lan lañ mën a xam ci sa diggante xam nga waaye tamit retour kii ñu gisaat sa diggante ak Beuz muy diggante bu neex Sénégal muy diggante boo xam Sénégal yëpp yàqanti woon nañu Beuz ñëw liggéey ci combat Ama Baldé ak Modou Lo ndax làmb ji miin nañu ko tey lan nga ñu mën a indil ay leeral ci loolu. waaw li ma mën a wax mooy affaire pay-per-view ci bitim réew. loolu damay bàyyi Wily comme moom combat am muy Nicolas business donc moom laay bàyyi mu ñëw ci. parce que moom je pense que bëgguma ñuy wax ci ay affaires yoo xamante ne intéressé wuñu li ñu intéressé mooy li si suñu kanam. donc moom combat am moo tànn structure bi nga xamante ne xëy na moo ko doy donc dama koy bàyyi moom mu wax lan moo tax le choix de Beuz Pro pour mu defal ko pay-per-view ci bitim réew. je pense que jaadu na aussi moom itam mu sànni ci ay kàddoom. donc daal loolu la di wax rek ne ñun moom comme li may wax suñu kanam la ñuy xool. donc je pense que am na yoo xamante ne jarul ñu fi nekk di ci ñëwaat daal du dëgg ah. incha allah loolu moo gën a rafet ah. ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu. nañu bokk ndey bokk baay. macha allah jërëjëf. jërëjëf.